demal gaaw seeti kii di Thierno Diamé Bousso ndax lépp lum la ci wax jàppal dama ne kii nag mooy koo xamante ne mbirum télé moom lum la ci wax rek bu yeboo nga takk ko téere te xam ne moo ci gaaw Serigne Thierno Diamé Bousso mbirum hémorroïde moo ci gaaw moo xam bu interne bi wala bu externe bi waaye da nga am coow boo xamante ne daf la jaaxal moo xam diggante police gendarmerie tribunal ak fépp foo xamante ne dañ la fa war a woo mu nekk coow lu la jaaxal kii di Serigne Thierno Diamé Bousso moo ma ci doy waaye soxna yi nga xamante ne amaguñu jëkkër dawal gaaw seeti Serigne Thierno Diamé Bousso da nga bëgg place bu baax wala liggéey bu baax dawal gaaw seeti Serigne Thierno Diamé Bousso moo xam da nga nekk animateur waykat footballeur wala boog fecckat wala boog nga bëgg sa société wala foo jaar ñu ne mu ngi noonu kooku nag mooy Serigne Thierno Diamé Bousso mbirum bayre bu gaaw moom rek laa ci wóolu mbirum visa yi nag moom ndekete yoo moom la ñëpp di wër ndax mu ngi ceeg ñaanu xaas boo xamante ne bu la ko defalee noo def nga jot sa visa wala nga xuloo sa jëkkër xamuloo nooy def dama ne Serigne Thierno Diamé Bousso mi am na loo xamante ne bu la ko defalee boo ko jëfandikoo mënoo tëdd ci lal sa jëkkër waxul ak yow kon nag gaa yi daw leen gaaw seeti Serigne Thierno Diamé. lu ma xam ci Médoune ma ñëw nettali leen j'ai dit non. Maria. Je ne suis pas partante pour ça. non lu leer laa la paa bi dafa lekk ceeb ba sonn non lu leer la paa bi est-ce que sax il n'est pas diabétique non parlons très bien non lu leer laa la. tu ne veux pas que je m'approche de ta famille léegi man après lan lay xalaat ci loolu noonu Médoune yow lan mooy sa problème en plus tu deviens lourd. tais-toi hey wala déggoo li ma la wax que ça soit la dernière fois may wax nga ci teg ba saa may dégg si. salaamaaleykum. Alioune Badara. frère. comment ça va. ma def. sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. ah alhamdulilah alhamdulilah. yaa ngi naan café. Alioune Badara. père. man daal dama seet ne depuis hier da nga xaw a seet qu'est-ce qui se passe tu as un problème. d'accord. frère gymnase bi ki nga àndaloon kan la xale bu jigéen boobu xam nga ko. mais xam naa ko kañ. xam ko moo tax ma dugg ci moom di ko labat pour def ko ñaareel. papa kooku Astou Fall la tudd xam nga. fan nga xamee Astou Fall. papa kooku ndoxu géej loo mar soo ko naanee nit ñi gëstu xool la donte kenn du la ko tere moo raw ndoxu géej ci yow. ça veut dire quoi ça. Astou Fall sama coro la. loolu mooy lan. sama coro la. allahu akbar yow li nga wax moo gën a garaaw naan ndoxu géej lii day mel ci man ne robinet dafa tëj rek ma naan petite mais c'est terrible li nga may wax nii yow. waxuma la sax loolu gis nga dem ma leen gisee ngeen ànd. affaire daf ma dépassé. oh man je suis abattu. non écoute tu es mon fils mon devoir est de faire de sorte à ce que tu sois heureux maa la war a defal lu baax maa la war a utal lu baax du ma ñëw mukk fekk loo xam ne da nga ko yor ma koy nangu ci yow il n'en est pas question tu es mon fils et je t'aime bien loolu moom nan ko gas suul je me retire. xam nga ko ça fait un bout de temps j'ai remarqué benn changement ci moom mais je savais pas que ni changement boobu yow takk nga ci elle a vachement changé. salaamaaleykum.
salaamaaleykum. waaw maa be. dëgg la. yàkkamti woon naa. yegg si biir kër gi. waa yow. Fede dëbb nga ko ba mu mokk rumbux. kon damaa kontaan ci yow de. fi mu toll nii doy na. yow naka nga xamee ni Badou mi ngi ci biir salle bi te avertiroo ma yow seytaane nga de. xam naa ne Soso moo fi jaar waaye man de li ma def noonu je l'assume pleinement maa ko tey man mii maa ko def te xamal leen stratégie la woon rekk. Badou mooy kan walla boog tu as toujours des sentiments envers lui. yow Badou fallait que mu xam ne que baayam nga jàpp coppateem yow lan la looy tiit di xof depuis quand doo ànd ak daal yaa ngi may bëgg a caaxaan. est-ce que tu t'entends parler. maa ngi dégg sama bopp bu baax. yow paa bi bu yëgee ni man am naa benn relation ak Badou mooy jeex na damay bàyyi. ak lu ma bëgg-bëgg daf may baax yow est-ce que ça va yaa ngi xalaat li ngay wax. yow de ndeke dañuy ànd waaye xamoo ma. yàgg Badou da ngeen mës a génn musoo leen génn ci àdduna paa bi bu waxee ne ko xamuma ko Badou daf ma doon topp moo ma nopp di ma harceler yow Astou Fall ak Badou musoo leen génn defal lool ci sa xel bi te nga wax ko loolu en plus de ça bu fi nekk coow li di bëri nga jël caabi kër gi jox ko defar sa petite valise diri jooy victimiser wu xataraayu sax mais tuuti rek dégg nga wan ko ne yow kër tiitalu la ubbi bunt bi daal di def say stratégie noonu say fem tuuti génn nga xool ndax paa bi du la jëli man duma ngaaka fu baax rek laa lay teg ak sa bu baax bi xalaatal. Toucha yaakaar nga li ma jox ni idée la. duma waxantu Astou Fall defal li ma la wax nga xool. kaa bi simple de. ma ne la ñàkk simple am laa xam moo tax boo yow boo defee li nga war a def paa bi dina la jëlaat teg la ci wetam te xoolal mariage bi da koy accélérer boo tëddee nelawal man li may def dama koo xam de Soso nag seytaane la kii mënuma woon xaar. Encore une fois tu me surprends ta franchise me surprend kontaan naa peeru kontaan ci yow boo xam ne nii nga doxaleeg man bu ko waajur yépp den waxtaan ak seen doom njuumte du am mukk. Et par rapport à ça, par rapport à ta franchise, je vais te raconter une anecdote concernant ta maman. ndax kat moom rek laa mos a bëgg te xam naa nit bëgg ñu bëgg ko xañ li muy def ci xol. sa yaay dama ko naroon a ñàkk ngir affaire waaso dama jël sama xalima bind sa ay maam ne leen man Birima je fais partie de la dernière descendance de la cour royale et que c'est le sang noble qui circule dans les veines. ma xamal leen ne ñun suñu xeet bu ñu demoon ba gis jigéen bëgg ko daf ñuy jaral daana nu gàddaay dem ci àll ba lu yàgg di rëbb gaynde gi gën a màgg ci gaynde yi songook moom mën nañ cee ñàkk suñu bakkan waaye bu nu demee ba rey ko der ba la ñuy jël yóbbu ko ci ki ñu bëgg teg ko ci kanam ne ko yow mii la ñu bëgg te jaral nga ñu suñu bakkan waaye xam nga jamono buy dox la sunu maam yi doon def du ñu ko mënati barbari boobu amoon dañu dem ba mu soppiku subtiliser wu soo bëggee nit da ngay seet jamaa bi gën a rafet wala or bi gën a rafet bijou bi gën a rafet daal nga dem yóbbul ko foofu laa amoon problème ndax sa yaay ku taaru la woon foo xalaat dugg naa fa pour ut jamaa wala or bu tolloog leeraayu bëtam yi gisuma ko fenn waaye ci lañu xamee ne man mii ku am fulla la ku dëggu la loolu laa gis ci yow tey moo tax ma la doon nettali na sa yaay am na lu bari loo doon ne ci moom moo fis daal wax jooju nan ko gas suul nga doxal je t'aime bien. problème bi daal nii la demee xam nga lépp kenn du la ko wax. yow daal li ma lay wax démb bërki démb moom laa lay waxaat tey
am na décision boo xam ne nag duma ko jël à ta place xam nga fi réew mi toll mais nag li nga xam ni war naa la ko wax di la ko yeggee mooy paa bi ku mën dara la du la sonal da lay teg fu baax di la toppatoo mais nag duma ñëw naan la defal li defal laa waaye paa bi ku mën dara la. ñun nag mbëggeelu deli ko lan yor tootoo tàpp paate dañ lay duma ba nga nooy looyor ñu këf ko ànd ak moom te dem paa bi nag fu laak fayda la woote yow xam nga ma ñun ñi ngi nii simb rek lan fi nekkee lu ñu wax du loolu. pour nekkat paa bi moom loolu sama décision personnelle la loolu moom jël naa ko ba pare mais xam nga problème yi rek. mais loolu mooy dëgg soo sëyut ak paa bi koy sëyal dafa mën dara nee naa la ñun dañuy simb te jànk naa la wax yaar bayet paa bi yow boo sëyut ak moom man mi damay sëy ak paa bi ah da ngay reetaan paa bi faaw ñu sëy ak moom boo sëyut ak paa bi koo sëyee dinaa dem wax ko sama waa kër ñu muur ma yóbbu ma kër paa bi ma sëy non nanu sëy paa bi mën na dara bàyyi loolu ñun dañuy simb bàyyi loolu xam nga lépp. yaa ngi noonu rek. Toucha dama dajeeg Lil Buzz. What's up, homie? da nga ma nice. baax yaa ngi cool. nice ci loo nekk. baax depuis keroog maa lay wër ci temps bi mënu fexe ba gis la. waaw dëgg la fan yi ni ma yoree sa business noonu laa yoree ay business bu keneen ak keneen donc ñun duñu toog yaa ma gën a xam dañuy bouger rek yaa waaw. bon félicitations ci job bi ngeen def keroog naa yi sonn torop sax et j'ai beaucoup aimé beneen noonu aussi xam nga rek su ma amee yeneen deal dinaa sawar ci di leen woo parce que ay gars yu cool ngeen. ah ça fait plaisir ça fait plaisir le fait que tey ñu sekk business liggéey gis ni kontaan nga quoi franchement ñun loolu rek la ñu amee ça fait plaisir. sinon Toucha keroog wax na ma benn affaire boo xamante ni nee na dafa da ngeen am ay jafe-jafe ci liggéey bi ngeen doon def et tout ça c'est ma protégé quoi bëgguma ay affaires yoo xamante ni xam nga dina am seen diggante mu doon loo xamante ni luy gàllankoor job bi et su boobaa du nekk lu may gënal. man mooy li ma lay wax quoi ñun ni ñuy liggéey ak yow noonu la ñuy liggéey ak keneen ak keneen comprendre nga fii que ça soit muy ministre wala bépp nit bu important da nga nekk ci suuf say dil ñoo ko yor donc voilà quoi man xam naa li nekk ci terrain bi te yàgg nañ ci liggéey donc aussi dafa am benn affaire boo xamante ne don't feel it parce que mënuma wàcc ci terrain bi maag sama gars ñu tayle suñu bakkan comprendre nga def liggéey bi yëpp booy bëgg ñu ëppale ci gis bi wala des fois mu ñu xaw a teg ay dil quoi. bro boo gisee ma am ci yéen confiance tout ça moo liggéey lu tax ma am ci yéen confiance et bëgguma dara loo xamante ni day gàllankoor liggéey bi xam nga lan mooy Ngaaka Bandi mooy kiy def ba pare di feeñ te loolu man doxuma ci yooyu boo gisee ma jël leen c'est pour que ngeen bootu ci ginnaaw Toucha pour liggéey bi mun a meññi jur dara mais pas ngeen di defante ak moom ok. non bro yow ci Toucha nga am confiance mais man ci xaalis la am confiance liggéey bi may liggéey ak moom ñun wax naa la ko ñooy wàcc ci terrain bi ñooy tayle suñu bakkan donc I don't feel it may gis muy teg yenn business yi bëgg a lekk suñu gis. xooluma lu leen arrangé ak lu leen arrangé wul xam nga la moo ma yitteel sama job man et sur ce on en reparlera. doo sama boss fuck it. mais booy boobu il m'inspire pas confiance te gis nga xam nga lan moo ko may sens li mu dugg ba pare mais sinon éliminé naa ko bu yàgg. hey calm down yow Lil Buzz da nga ko mën a éliminer il détient trop d'informations instant bi moom man je te comprends parce que Lil Buzz dafa commencer effronter man lay diiranteel mbagg mais t'inquiète Lil Buzz moom dinaa gérer ay business am. wóolu naa la ci. bul dute dama koy gérer nice nii. ok boo ko waxee ma gëm la. loolu da laa def. mais par contre sama grand frère yi. wallaahi dama leen bëgg a jeexal benn détruire leen carrément. da nga pare nii. man ngay waxal de. oh yeah. instant bi moom Djibril moom je l'ai remis à 0
liquider ko rek moo des te xam nga ne Birima am naa fa déjà un point donc loolu bu mu la jaaxal xoolal nee naa la fii laa leen di gor. ma wax la benn affaire. nii maa ngi doxal lépp bu la dara metti. Djibril de dama ko sax yërëm. Mais aujourd'hui je te sens pas trop, je sais pas. Tu es un peu distrait, contracté. Donne-moi ta main. Qu'est-ce qui se passe? De femme le lait tracassé, le lait sonal. Tu peux me faire confiance, tu sais. Mentalement, physiquement, je peux tout gérer pour toi. Yo xam nga loolu, n'est-ce pas? Déjà mënuñu mélanger business ak ay affaire de sentiment ñaari affaire yu mënul ànd la. C'est bon, dégg naa la. L'essentiel dinaa jéem a gérer problème yi nga xamante ne danga ko am amul souci. kilifa bi kañ nga daan ñëw te duma ko yëg. mais loo gis dafa am lu ko waral. lu xew. man ngay laaj lu xew yow fan nga xamee Badou. kuy Badou. sama doom te ñu nekkoon ci gymnase bi. xaw ma Badou de. nga ne kii xamuloo ko. ah waaju waaye di ji kon sa doom la non kii de topp na ma fu nekk façon harcèlement bu nekk nag def na ma ko waa ji. mais Badou nee na ma yéen ñaar da ngeen di ngorowoo yow coroom nga te yàgg ngeen. kii nag li ñuy wax ci waaye dem gi kon tey laa koy doog a gëm. Badou je l'ai bien éduqué. C'est quelqu'un qui ne raconte pas d'histoire. Donc na leer nga xamal ma yéen ak moom lan ngeen séq parce que je commence à en avoir marre de ces ragots là hein. Est-ce que c'est clair? kii nga naan sa doom la. waaw. topp na ma fu nekk di wax ka naan damaa nëbb façon harcèlement bu nekk nag def na ma ko waaye du mag moom loolu la dugal sa bopp bi yooyu sa noppee ne que mag moom dañuy génn. man boo ma xoolee ba ci kaw ci suuf xam ne du mag ki non non du ma génn xale te ki xale la ci samay bët. De toutes les façons man kilifa la et j'avais des intentions sérieuses vis-à-vis de toi mais là les choses commencent à se compliquer hein man duma ku ñuy kall-kallee wala ñu may fen wala leneen est-ce que tu m'as compris dama bëgg su may wax nga déglu ma parce que lii ma wax ak yow nii tey duma ci delluwaat est-ce que c'est clair. yow nag gaynde gu déggul jat nga. mais lan mooy gaynde gu déggul jat et puis tu te permets di wax ak man di wax yenn xeetu langage quoi mais yow lan la. dama ne nga déglu ma bu baax kon yow waxi mbedd ma ngay gëm ok man maay sa fenkat boo demee ñu yëy sa nopp yi boo ñëwee lu ma lay wax doo ko dégg ok bu fekkee ne da nga yaakaar ne luxe bii nga ma dugal. tax na nga mën maa manipuler de gauche à droite yaa ngi ndax sa bopp nekk ma tuuti ma ñëw. mais elle n'a rien compris celle-là. eh asuli lan la. say caabi kër. ba ci lan. bu fekkee ne da nga yaakaar ne yor ma dugal ma ci luxe dina tax nga mën maa manipuler dama def na la neex yaa ngi ndax sa bopp. kilifa nga. man it responsable la xool ma ci kaw ba ci suuf du gis nga ma su ma génnee du ma daw ci ginnaaw góor ñee daw sama ginnaaw te li nga am nag dafa jafe yaa ngi may dégg bu baax say caabee ngi noonu maa ngi jël sama bagage kenn te bu ma génnee lii duggaat ci kër gi du tax ma. Astou
chéri bul mer yow tam ah jàpp si rek bul mer su ma xamoon ne nii lay demee duma la wax dara Astu yow tam bul mer boo defee nii damay jaaxle ah ndekete da nga gaaw a mer. gis nga man seen fu xale yi dama cee nekkul yow te yow danga ma teel a wan sa bopp yow boo demee ca mbedd ma bu ñu la waxee dara dangay ñëw di ma attaqué. mais écoute dootul amati waaye ku am xale def yëfu xale et puis nag ma chérie dama la bëgg foog ma fiire la. boo fiiree nga ànd ak sa xel et que ça soit la dernière fois. non dinaa ànd ak sama xel ne t'inquiète pas mais écoute dis-moi que baal nga ma dinaa la jëndal oto bu rafet ma chérie baal nga ma. Fais-moi un petit sourire ah je suis content mais tu sais tu es magnifique man yow rek laa bëgg mais je te jure que loolu dootul am dégg nga téyel sa ay caabi maa ngi dem nii tout juste dama am benn rendez-vous d'affaires du ma yàgg mais li ma bëgg mooy nga toog xaar ma j'ai une surprise pour toi dégg nga su ma ñëwee rek naa la fekkaat encore un petit sourire yow laa bëgg man yaay sama lépp merci ma chérie à tout à l'heure ah mais nag ma xaar c'est très important ne bouge pas ah. allo. doo nit. nga ni ma. li nga ma waxoon teg laa ko def. kiif kiif. mi ngi rap ba delloowaat na ma caabi bi. du ma nit. non yow kenn du yow. waxoon naa la ko. waa baax na ma savourer sama victoire ba pare. yow kañ nga commencé 6. waa demal fête sa victoire. damaa juum sunu victoire. waaw baax na. ciao. alhamdulilah. ndeke kulli bandi maay baayam. dëgg la. waaye yow sama mbubb mi indi la góoma ko ba léegi. grand gis nga de fan yi moom ñàkk jot rek. wax nga dëgg ak sa problème yi kañ. benn jot amatuloo ko. yàlla baax na. yàlla na yàlla saafara lépp. amiin amiin yow defal ñaar rek. Medoune viens t'asseoir viens. Birima toog indi bu ma fi tey loolu laa la bëgg a xamal sama kër gi bu fa tegati sa tànk di yàq sama der wala di wax sama jabar lu jëm ci man te man xamaloo ma dara au contraire man maa la xamal te su ma ko waxoon sa jabar jee tey du fi fanaanaat ci kër gi ok. mais Medoune mais yow Medoune un peu de respect quand même nan ngay mën a manquer de respect grand bi kii c'est l'aîné de la famille. Je sais que ton indiscipline a été toujours légendaire mais pas à ce point nga koy wan grand bi kii mooy suñu kilifa mais yow lan la mais Medoune tu te prends pour qui. man ay dafa am kuy wax gisuma ko wala man comprendre ma dafa am kon ku fi toog di expliquer man pour man benn néew moo fi wax parce que man ton existence man xamatuma ban njëriñ la am ci kaw suuf man pour man dangaa dee yow cadavre ambulant nga moo tax calculé tuma la sax ci sama life man action yi ma jënd ci kii mooy daggate seen xol yi mais naa leen wax benn affaire yéen man ak yéen ba géej gi fer bande incapable. mon vieux. àdduna mën changer. yàgg naa la ko wax grand. t'as vu le gosse maintenant. yàgg naa la ko wax. kii il faut ñu jóg ci moom. t'inquiète sinon pas. il va nous pourrir la vie. ne t'inquiète pas je vais m'occuper de lui. mais grand doo ko régler ñaata yoon. à chaque fois il récidive. je vais m'occuper de lui cette fois-ci. gis nga kii am naa sama benn sëriñ boo xam ni heure buñ fa demee dina téye làmmiñam téye ay tànkam te loolu dañ ci war a jóg gis nga sinon wallahi il va nous pourrir la vie man maa la ko wax.
toogal foofu rek à chaque fois moi je te parle. Non, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.